اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على رسوله المصطفى وعلى آله أهل الوفاء ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الجزاء الأوفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. حياكم الله. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بصحره مع وليه إمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ولعنة الله دائما أبدا على من قتل حسين وعلى من ظلم حسين من الآن إلى يومه. صلوات على محمد وآل محمد. mbokk yi fi teew ñu ngi leen di ziyaara di leen jaale ci bisu dëj yu mag yii ñu nekk, ñu dajewaat fii di dëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci doomam jooju di imam Hussein bi jul gi rayoon. at bi nag dañu choisir benn thème, ñu ne l'islam originel, facteur de paix et de développement. maanaam l'islam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon bi ñu yokkul dara, wàññiwuñ ci dara, yàqu ci dara, naka lañ ko mën a jariñoo pour màgg, pour développer ci fànn yu ne. tey ji nag wax ji liñ koy ubbee mooy suñuy toog ba jamono yii yonent bi génn àddina mu am junni at ak ñeenti téeméer ak lu ci topp, julli ji nekk ba léegi di laaj naka la ñu war a def pour def développement. waaye sax ñi dul jullit ne ñoom ñoo développé dem ba ne léegi mal développement moom, maanaam développement bu baax léegi naka la ñuy def ba am développement bu baax. waaye man bala maa laaj question boobu, moom mooy su dee yàlla subhanahu wa taala moom moo wax ci alquran te lu mu wax dëgg la, nee na kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas, nee na yéen jullit ñi yéene xeet bi gën bi yàlla mu sa génne ci doomu aadama yi. tey jii nga seet soo xoolee àddina bi di ko Mawlana Chérif Mouhamed Ali Aidara yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko, ñu ngi koy jaale maanaam Hussein, ni mu ko waxee ci conférence yu bëri ak ni mu ko mujjee waxee keroog Kër Massar, mu ne léegi xool leen su dee yàlla nee na ñun ñoo gën, jullit ñoo gën ci xeet yëpp, ñu xool ne jamono ji ñu nekk jullit ñi ñoo gën a néew doole, ñoo gën a feebar,
ñoo gën a ñàkk ñoo gën a ñàkk fayda ñoo gën a néew doole ñoo gën a dellu ginnaaw ba pare ci dëkku jullit ñi fa ngay fekk xeex yi gën a metti fa ngay fekk duñu respecté doomu aadama nee na est-ce que l'islam boobu kon mooy l'islam bi ngeen yàlla doon moom day posé ay question du tontu mais man damay tontu ne déedéet du l'islam boobu kon nag ban l'islam moom moo mën a indi développement doomu aadama jóge ko kanam waaye ma laajaat kon l'islam boobu tam lan moo ko indi ba jullit ñi topp l'islam boobu bàyyi l'islam bi nga xam ne moom la yonent bi indi woon te l'islam boobu la yàlla doon wax ne suñu ko toppee ñu doon ñëpp ma ne ku bëgg a xam li waral loolu da ngay laaj li waral Ashura. Ashura moom mooy lan moom mooy bis bi nga xamante ne xalifay jullit ñi ci ne woon moom mooy xalifay jullit ñi ñëpp ne moom moo wuutu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di digal jullit ñi ñuy def mu leen di tere ñuy bàyyi muy Yazid rahmatullahi alayhi doomu Muawiya doomu Abu Sufyan moom moo jël décision ne li yonent bi dese ci njaboot ci kaw suuf ñëpp nga leen faagaagal ba benn sëtu yonent benn deret yonent dootul dese ci kaw suuf ndax lan nee na ndax lu fa jiwu wu jeex loolu jeex bi ñu ko reyalee Husayn alayhi salaam ba ci ñu ko bopp Husayn tegal ko ci palaat dafa jël yatal di door ci bañ naan tey jii maa ngi door ci gémmiñ bu Muhammad bëggoon di fóot nee na rey naa l'islam ñi fa nekkoon foog ne dafa juum ndax dafa màndi woon ñu naan déedéet xalifa da ngaa juum reyoon l'islam bi Ousseynou nga rey mu ne xanaa xamul ne Ousseynou mooy l'islam dara jógewul ci kaw asamaan téere amul yonente amul dara amul Muhammad daf ñoo gënoon a muus léegi nag li mu indi woon nangu nañ ko lu ci neex la ñuy def àddina lañ doon ut nañ ko ci am nee na rey na l'islam te ki mu rey imam Hussein alayhi salaam effectivement juumul ma ndax imam Hussein moom moo nekkoon l'islam lu waral loolu du samay wax yàlla la ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi moom moo ne maa ngi dem mais maa ngi leen di bàyyi ñaar su ngeen ci jàppee du ngeen sànq mu mukk mooy téere yàlla bi kitaaballahi wa itrati ahlal bayti maa ngi leen di bàyyi téere yàlla bi ak sama njaboot samay waa kër fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayhi al-hawl ñoom ñaar ñu tàqalikoo mukk ba keroog bi may fekk ca kaw sara ca àjjana kon ku am xel su yonent bi waxee ne alquran ak waa këram bu ñu tàqale ko liñ ci mën a comprendre moom mooy kon lu dal benn bi rek day dal di ca des mu ne jullit bi bàyyi na leen alquran ak sama waa kër fa mu feebaree yonent bi bañ ko posalee àllarba alxames saa bay wër ko ma indil leen ma bindal leen loo xamante ne su ngeen ko toppee du ngeen sànq moomu kenn ci ñoom moo leen di xattaab daal di taxaw ne bu leen indi dara alquran doy na yonent bi dana alquran ak sama waa kër ñu ne déedéet ñoom soxlawuñu waa kër gi alquran doy na leen kon ku jàpp alquran te jàppoo waa kër gi jàppoo dara moo indi lii nag tey lépp fa la tàmbalee moo tax ku ne yaa ngi topp diine l'islam te toppee woo ko ni ko yonent bi waxee woon ak li mu dénkaane woon sa islam du mën a mat du mën a sell du mën a indi développement ci lii rek lii mujj mooy li ñuy dund tey yéen ne rey naa l'islam ndax lan ndax la doon demoon sama ginnaaw na ngeen topp sa waa kër ñu ne ko ñooñu ñooy ñan mu ne man mii ak sama doom Fatima dogit la ci man ak Ali ibn Abi Talib dafa nekk ci man li Aaruna nekkoon ci Moussa ginnaaw leen rek moo leen wutal yonent am sama ginnaaw ñu ne ko ak kan mu ne sama ñaari sët yi Al-Hasan ak Ousseynou ñoom ñooy sangu waa àjjana ñu ne ko ak kan mu ne nag Ousseynou dina am juróom-ñeenti sët ku nekk yaay feeñ sa jamono mu fi nekk juróom-ñeenti imam bi te mujj mooy imaamul Mahdi alayhi salaam nee na ñii su ngeen leen toppee di ngeen sooy àddina ak alaaxira waaye seen diine seen àddina du baax mukk tant que topp leen fi doon ñaari. téere yëpp indi ñu lànk arab yi kilifay arab yi lànk alxames ajjuma samedi dimanche altine yonent bi génn àddina yonent bi génn àddina la mu dénkaane moom waa këram di ko def di ko tëj di ko jooy Seydina Ali alayhi salaam nekk di dafa yonent
ñetti des nga xamante ne ca xeexu Uhud ba ñu songa yonent bi ñoom ñoo daawoon bàyyi ko ca sa xeexu Xandaq nga am ñu at yu wuti ñëw ne kan moo may yóbbu safara wala mu yóbbu ko àjjana ci yéen julli yi ñoom ñoo daawoon dellu ginnaaw ca xeexu Taabuut ba yonent bi di dellu si ñoo laqatu woon ne tey bi nañ ko rey su deewee ñu jël nguur ak xeet yi ca topp ñooñu ñoo beddeeku dañoo bëgg topp mukk wàcc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dem ne def nañu seen i waxtaan def nañu seen élection fal nañu tañu fànn boobu ba léegi nag islam ñaari islam mooy islamu xalifa ya ñu tuddewoon seen bopp ay xalifa ak l'islamu ahlul bayt mooy imaam yi nga xam ne ñoom la yàlla tànnoon wax yonent bi na leen tudd loolu tax yonent bi ne man maata walam yaaraf imaamu zamani maata mitatatul jaahiliya képp ku faatu te xamoo sa imaamu jamono ki nga xamante ne moo fi taxawal yàlla toxal fi yonent bi maanaam dee nga ci deewu ñen doon dund avant l'islam imam Hussein ànd ak rasulullah ak Fatima Hassan Ousseynou nañ jóg taxaw ci kaw ne labbayka ya Hussein حياكم الله. وإن تميلوا لأجله مسيا فهم إلى محبته سكارى عاشورا لأشورا أشارا أولبا إذن معنارا ومن الألبان في الألبان تلاشا وغلبا دوغات وفقارا وصيدة تريد شكرا وفقاتل وعزت شمس وإذا بكارا وسلسلة البوادر والمراسي والمجرد إلى آخر المطارا سؤال لكها الكلام عني تلزم دار الآخرة فقار وإن تدروا لتدريه مسيرا وإن تدروا لتدريه مسيرا فلا نرى محبتي سكارا originel woni hoɗum woni diina gonga gonga e ɓantare nde ko ɗum sirifajo o mbi mbaɗa diine gonga keɓa allah e nelaɗo jaaha e développement ɓantare keɓa no gurda ndarenna o ko haali ɗo ko est ce que ɗum onon mbiki to koɗe mon to honon foti mawni keɓa allah e nelaɗo ɓanto a kadi o aduna sirifajo o wi o koye ɗum liggoroni sirifajo o ko he ɗum wattani jihad minen noon ɓe min jaggani ɓe woni ɓe min nani ɓe mbaɗa jihad wiyo ko diine kaɓanteɗo diine on kañ ko julɓe ɓe haɓalta est ce que on ko diine haɓalteɗi na walla ko haaji mum haɓalteɗi sirifajo o wi o kanje jihad mum noon ko jangginawol gandon diine gandon allah e nelaɓo maha juulire ɗo juulon ɗaɓɓa goɗɗum ko wayno projet ni pour ɓantare ga o anu kono noon neɗɗo ma jangani ham sérif wiyo sérif Mouhammad Ali Aidara allah nelaɗo idi nulde he neɗɗo o ko hakkil ma hay si a jangani ham hakkil ma o no liggo enen fula duuɓiɗen ko moyno a ko ɗum wulƴitta ko ɗum ɓurtara hunko ma si en dartinima ham marnoɓe Fatimata Zahra mari imam Ali mari imam Hasan mari imam Huseynu mari ha jogo ɗen mbarkani julɓe ɓe miiji to en dartino hoɓe mbarkani julɓe est ce que ɓen koye jihaadi woni ɓe gardi heede ga ɓe mbaga julɓe ɓe ɓe ɓaga jawle mumen ɗe ɓe kaƴa juuɗe mumen ɗe ɓe kippo rewɓe mumen ɓe mbiyo ko diine liggatoje Allahu akbar oɗo noon diyaɗo Allah sérif ma wimo a waroyalni gertogal a renaki am on ña on certa hakke ko mo jogui yummen sérif hay neɗɗo ko gaño mum na nanta bon aydina goɗɗo donc on ɗi foti attirade hakkille ɓeɗo mbiyoɓe kadi e mbarnoɓe mamaji men ɗi mbari ha mbaroyi sehlaɓe nelaɗoɓe ɓen si mbi'i Seyduna Muhammad ɗum wona gonga ko feere ala wiide noon par ce que si a wiya noon ha wonta jum kono wona pour ɓen ɗiɗi
e woodi jaman lamɗo goto rawaɗu gonɗu mayno yimɓe ɓe gari gulli ha moya ƴeɓɓe jigi kam rawaɗu andu mayi ɓe golliri ni lamɗo o wonno ko jamojo mo acciraki hakke ñande ko mayi nde saare nde ko ɓe gamno ha ɓe gowli sek yaadi ɓe jiɗano o lamɗo de ko feere ala ɓe gabborno kono ɓeɗo mbaroɓe ɗi ha jo julɗe ɗe ɓe mbarnoɓe hanki ɓe ɓe mbiyat tan seyduna mouhammad kono wona goga ɓe jiɗa o par ce que a si yiɗi neɗɗo an a yiɗa komo acci ko hande jaaha enen mbiɗen enen jeɗɗi sérif mouhammad ali aydara jaaha to galle mum to limba debbo o gaña ɓiɓɓe ɓe kayno a to sérif mbiya ko aydara torara si oɗon moɗɗodiri ham yaafode sérif weɗira on ña ho ko sérif haji si mo ƴattimama nde waroy tam sabu na ɓiɗɗo ko ƴiƴam kono na mbarnoɓe ɓiɓɓe nelaɗo ɓe ha joni ko ɓen mbartani a meeɗa nande kala noon kala nanɗo ara wiya yo minen min nani minen de keɗitoɓe ɓe mi nanani siyaɗo waɗi atanta ko nanamni han quartier ɗumumen ɗi temedere warama sappo mbarama mi nanani kayen horoɓe mbaroyi c' est très normal par ce que goto yo e woodi ko roni ko ɗum liggotoni ndolɓe mbargolɓe ɓen ha jooɗi mbara ndolɓe yurmeɓe ɓe ɓen ha jooɗi yurme yimɓe donc ɗum ɗi foti donc ahalul bay ɓiɓɓe nelaɗo ɓe hay sérifajo o holliri en kayen ko yurmede gomi wona violence a waɗanteni diine l' islam waɗoyɓe juldaɓe oko garanta mbi o wo la ilaha illallah mbiya an ko diine kaɓante an ma je suis islamique tu es seytanilams tu n'es pas islamiste e si ɗum yawti han ha ñande janggo jottore men to enen mbiɗen groupe aji ɗiɗi ɗi e woodi groupe ma samba e groupe ma demba ahlul bayti waɗi groupe ma samba sabu kanƴi ɗi ñande jottoyi en to allah e nelaɗo han no jaɓɓorten on ñalli ya allah tawno e ndiyen sérifajo o wiyo neɗɗo no reeno de sabu no ñiwa si yaaɓi fawru han si ɗum ma yaadi on ɗum ɗeɓɓiɗa yaadi noon kedi koye komo haalanta en e jihade seri ko fof ko arti ko tulakoor mo jangguinama jogoɗa gandal ganda no dewra allah ganda lakara ma o jaggo ganda a andi a kala ganda no gondira yimɓe ɓe mo jangguinama développement hono mbatta ha mbawa wurde hoorema par ce que neɗɗo si heɓani a riggata sere mbiyo kala liggo e keɓel pour mbawe riggude si ɗum yawtiyal mo waɗanama juurelde to mbawa rewde allah juuɗa wiyo kan jihati munɗo koye ɗi woni kono wonani e ƴattagol walla e mbaroygol yimɓe wiya kanko islamiste kanko diine liggal kol donc musidal fulɓe hikka yimɓe hewɓe noon ñaginoma sérifajo o ɓe mbi ɗum ko pular e français mowɗa haalde golɗo mi ñaagimama kala jolfe fulɓe ɓe nani jolfe seɓɓe ɓe nani jolfe seereɓe nani jolfe bambaranke nani jolfe naaɓe nani jolfe e nani minen noon min jaɓanimo ɗum sérifajo o onon fulɓe enen mbi jaɓanenmo ɗum enen goodi séri woodi ɓe nantaɓe ngolɗo laawol ɓe mbiyo ɓe paala nan koko haalteniɗo e ɗo mbaɗanmi compli ahlul bayt e o sérif mouhammad ali aydara en tout cas hewɓe ɗin ɗo no meeta mbaloni gandano hoɓo woni siya gandano hoɓo woni ahlul bayt barke allah e sérif mouhammad ali aydara woɓɓe ɓaami hoko woni ahlul bayt sérif ani entourage mama mi salmini o min o weltani kono noon continue kaldugol e yimɓe ɓe hewɓe ko ganda paamani kono si gandi paami ham wodan no mbaɗi ɗum mbinoon mi waɗa conclure assalamu aleykum wa rahmatullah kàddu gi ñu doyen ku ñu xam ci réew mi ku réew mi xam quelqu'un qui est reconnu par la République qui est connu par la République du Sénégal
ayant rendu d'énormes services, de grands services, loyaux services au Sénégal, au peuple, à la République du Sénégal, à l'État du Sénégal. kooku yi ku ñu xam la ndax ku xam Sayed buñ la ko waxee boo rappelé di nga jot turam ku xam Sayed di nga gis ni Sayed tur woowu lié na ak turu Omar Qassimou Dia ku xam Sodaguiri di nga xam ni turam lié na ak foofa ku xam les différentes directions nationales du pays yu ci bëree bëri boo ko tuddee di nga gis turam waaye boo demee ci ministère yi itam boo gëstu daal fay fekk turam doyen Omar Qassimou Dia boo demee assemblée nationale itam fekk fa ko kon bu ñu ñëwee pour rendre ay services la ci nation bi ci république lu ñu mën a gëm la ku xool tuuti ku geesu démb rek ne ko gis kenn mënut a fàtte li ko woon démb ak bët ki démb moom nag bokk na ci soppey Mawlana Cheikh Mouhamad Ali Haydara bokk na ci mag yi communauté chiite bu Mousdahir bokk na ci mag yi leen di xelal bokk na ci mag yi leen di encouragé bokk na ci kilifa mag yi leen di soutenir ne serait-ce que moralement le soutien moral est le plus grand soutien et le soutien le plus important dans une action comme celle-là. Nous en avons besoin ñu koy ñaan jox kàddu gi incha allah doyen boole ci nag moom digganteem ak kër gi lu yàgg la ndax xarit la woon soppe la woon ci suñu waajur suñu sang bi Mawlana Cheikh Mouhamad Ali Haydara bi Allah kon Chérif Al Hassan Haydara ki nga xam mooy fondateur Daarul Hijra doyen bismillah yow la ñuy jox kàddu gi incha allah salawaat ala muhammadin wa ali muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Bandiraɓe mi salmini on salmini Chérif salmini ambassadeur gonɗo surtout ambassadeur Iran salmini on ɗumɓe fof yiɗino haaɗi ɗum e wolof kono wolof on foorani pulaar o kadi won haatude joni jaakoɗo kadi moƴƴude français je vais donc m'exprimer en français. Je remercie le Chérif de m'avoir invité et me donne l'occasion de parler ici au nom des personnalités, notamment l'ambassadeur d'Iran, ici présent. C'est la rencontre avec Sidna et Chérif Mohamed Ali. Encore dans un rêve, on me dit tu vas étudier le Zahar, tu vas étudier le Zahar et tu vas écrire sur le Zahar. Je ne suis pas entre parenthèses, je ne suis pas de famille maraboutique, loin de là. Nous sommes dans les familles non-SDP du Soudan. Zahar, je dis Zahar, dans le rêve. Je ne sais pas ce livre-là, je n'ai jamais su ce que c'est. Il dit écrit, je commence à écrire. Le matin, je me lève. Je dis, il doit exister un livre qui s'appelle Zohar. Je cherche partout. Partout. Les livres, rien. Les musulmans me disent non, je ne connais pas ce livre. Je vais voir un ami qui s'appelle Sek. Chaque Sek. Catholique. C'est un ami. Parce qu'il connaît le Coran autant que nous. Je dis, moi, on me demande de lire Zohar, d'étudier Zohar, de connaître Zohar. Et moi, je ne sais pas quel mot. Il me dit, il y a un livre qui s'appelle Zohar. J'ai tout fait pour trouver ce livre en France. C'est en plusieurs exemplaires, c'est Zohar, le Zohar. Il y a au moins 10 volumes. J'ai commencé à étudier le Zohar, je dis non, c'est pas ça. C'est l'histoire. Par hasard, à la télé, c'est authentique ce que je vous dis, je rencontre l'émission en rediffusion du Chérif Mohamed Ali. Ça m'a frappé. Parce que, on le veut ou non, Ali Seydina Ali a une place importante dans l'islam. J'ai toujours apprécié et admiré. Il a ce qu'il a fait dans l'islam.
On peut dire, à part le prophète, personne ne l'a fait, c'est une réalité. Ces livres-là, tout ça, l'inspiration à lui. Les Seyfiou, les Siouba et tout ça. Il a parlé avec un courage. Vraiment, ça m'a séduit. Je cherche, pour moi, il venait de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, ou d'ailleurs. Je cherchais qui est ce Ali, Mohamed Ali. Je cherchais partout. Je tombe sur un neveu, Abdoulaye Diaw. En causant, je dis, mais qu'il y a quelqu'un qui m'a séduit dans son émission. Son courage et vraiment sa détermination me frappe. Je lui ai dit que c'est je lui ai raconté exactement ce qui s'est passé. Il me dit, mais celui-là, c'est Mohamed Ali. Son père, c'était ton ami. Il dit, Hassan, quand il était à la Sodagri, dès qu'il allait là-bas, il dit, en tant que PD, c'était ton ami. Je lui ai dit, c'est pas possible. J'ai essayé de joindre. On lui en a parlé. Il dit, c'est moi qui vais me déplacer. Il est venu à la maison. Il m'a donné des livres qui m'ont séduit aussi. Les deux. Il a écrit un livre et également l'autre, comment j'ai été guidé par Ahmed Tijani. J'ai demandé, il me dit qu'il a son ONG, Moujahid. Alors j'ai fait le rapprochement et encore dans le rapprochement, en fait, Zahara, c'est pas ces livres-là, c'est pas. Zahara, les descendants de Fatima Zahara. Il faut les étudier. La connexion a été faite. Et j'ai apprécié son travail et son courage. Et également, donc, c'est une source pour moi de connaître ce que c'est que les chiffres. E bandiraɓe haalpular kala gonɓe hannde ɗo e sahal o miɗo yettaɓe miɗo jaraɓe miɗo duwanoɓe miɗo duwanoɓe e cellal miɗo duwo kadi yo Allah yoɓɓe tampere maɓɓe e jinde kala fof koɓe tampi hannde yoɓe nganndu ɓe tampani ko Allah ɓe tampani ko nelaɗo ɓe tampani ko ahlul bayt alayhimu salam yawmal qiyamati ko ɓen joɓataɓe gila ɗo aduna ɗo ha yawmal qiyamati inchallah maa ngi nuy suñu mbokk yëpp di leen sant di leen gërëm di nuy mbokk yëpp góor ak jigéen ku nekk tuuram ak santam di nuy aussi suñu mbokk yi nga xam ne dañu jógee bitim réew ñi nga xam ne dañu jógee Europe jógee ci yeneen continent yi jógee Xalij ñooñu ñëpp ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen sant ñu ngi leen ñaanal tey xam naa ne su ngeen ñëwee fii am na lu tax li tax ngeen ñëw fii mooy da ngeen gëm yàlla da ngeen bëgg yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi al athar te kenn mënul wax ne bëgg naa diw bëgguma doomam loolu lu leer la waaye li ma leer mooy ki nga xam ne dafa gëm yàlla bëgg yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bañ a yem foofu waaye mu bëgg ñi nga xam ne moom la fi teg ba bi muy dem mooy imaamu Ali après imaamul Hasan al Mujtaba après imaam Hussein man wóor na ma ne am naa preuve ci li ma jàng ci li ma ci sama xam-xam bu gàtt bi kooku yawmal qiyaamati du am benn problème kooku ci àjjana rek la dem parce que li tax loolu mooy wax naa ko keroog Kër Massar maa ngi profité sax ci loolu di gërëm sama sœur soxna Khady Gueye def na liggéey bu rafet te ñëpp ku ko xam na ne moom li koy itte rek mooy doomu aadama waxul jullit waxul chrétien waxul moom toujours mu ngi taxaw di daw ci soxla doomu aadama yi vraiment loolu waxuma ko pour wax mais dama ko gis ci moom waaye ñu ngi ko ñaanal incha allah yàlla may ko wergu yaram ak gudd fan yéen yëpp tamit yàlla may leen wergu yaram ak gudd fan. léegi li ma waxoon Kër Massar dama waxoon dafa am benn xaaj ci suratul kahfi ñi nga xam ne jàng nañu alquran xam nañu ko xaaj boobu dafa toppoon ay nit yàlla ñu baax rek yàlla nelewloo leen 3 téeméer at ba nguur boobu yàqu dem yëpp
bu ñu yeewoo bi ñu deewee dañu dem aljanna yàlla duggalaale xaj boobu aljanna ndax nu mu bëggoon nitu yàlla yooyu suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu demee jullit yi am na histoire yu mag yu rëy xëy na am na ñi nga xam ne xamuñu waaye ñi jàng taarix xam nañu xarbul jamal Nahrawaan Siffin xam nañu ko xam nañu ne xalifa Omar ibn al-Khattab deuxième xalif bi dañ ko rey troisième Ousmane dañ ko rey xam na ne fitna yu bare am na waaye jullit yi nga xam ne dañu bëggoon xam dégg bi fan la nekk rek ñu topp ko ñu xam lan la yàlla bëgg ci ñoom ñu topp ko dañu dem ci benn nit bu mag nitu yàlla ñu ñëw ñu ne ko ñun jaaxle nañu de parce que kii ku nekk mu ngi wax ne moom moo nekk ci dëgg keneen ki nekkul ci dëgg ñun xamul lañ la ñuy def nan la ñu war a def mu ne leen kasura shakku fal kullu yadda'i annahu ala sirati sawiyyi fatamassaktu bi la ilaha illa allah wa hubbi li ahmada wa aliyi faaza kalbun li hubbi ahli kahfi fa kayfa ashqa li hubbi ali nabi mu ne leen bu leen sonal seen bopp xaj bëgg na ay nitu yàlla yu baax rek mu dem dugg àjjana te ñun yàlla moo ñu wax ci alquran bëgguma dara fay ci yéen li ma bëgg mooy ngeen bëggal leen ma ahlul bayt doom yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam te bëgg ngeen ñooñu man de ñooñu laa bëgg ñooñu laa topp maa ngi ci ginnaaw yàlla ginnaaw yonent bi ginnaaw Ali ibn Abi Talib ginnaaw Fatima Zahra al Hasan ak al Husayn ma ne ku def loolu kooku ci aljanna lay dem directement te man xam naa ne loolu am na ci yéen yëpp parce que su dul woon loolu kenn ci yéen di fi ñëw kon loolu dal na xol man kontaan naa trop ci loolu parce que xam naa ne yéen ñi ñëw fii yëpp incha allah man woor na ma ne nitu aljanna ngeen incha allah weer bi nag weeru naqar la weeru naqar weeru tristesse ci famille yenent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama am sama benn xarit démb rek yàlla dafa ñëw wax benn wax ci sama kër ma ne wax bi il faut que ma wax ko ci conférence bi mu ne dafa am baayu jabaram kooku nit notable la fii ci Dakar at bu nekk fête indépendance dafay commandé boobu boo xam ne dafa cher bu rafet sol ko parce que dañ koy invité at bu nekk le 4 avril fête de indépendance ci palais présidentiel ba famille bi yëpp miin nañu loolu bés boobu su ñëwee rek dafay solu boobu yooyu mu dem ci palais bi mu ne dafa toog ñetti at kenn gisu ko muy dem di def loolu di dem ci palais mu ne ma chérie xam nga li tax ma ne ko déedéet xaw ma mu ne jabaram moo gaañu le 4 avril léegi 4 avril bu ñëw dafay triste ñun xam nañu ne Ashura ci fukkeel jour bi te première at kay ci premier jour la war a nekk ou bien sax ñu ngi wax ne premier atu jullit mais loolu du dëgg premier at jullit mooy rabi al awal lu tax ñu wax ko muharram arab bi wax na ko ba mu leer nañ traduire lan mooy rabiul awal rabiul awal rabiul thani jumaadal awal jumaadal thani ak léegi loolu laa bëgg yéen ngeen dindi loolu ci seen xel parce que bu leen nangu nit ñi di indi lu nekk rek mu jox leen ko rek ñu jàpp ko ñu def ko suñu xel ñu gëm ko parce que suñu yonent Adama alayhi salaam bi ko yàlla wàccee ci suuf yàlla dafa yónni Jibril alayhi salaam mu ne ko yóbbal ñetti mbir ci Adama nga wax ko mu tànn benn ñaar yi mun nañu dem moom mu ñëw ci Adama mu ne ko sama borom yàlla def ma yónnee ma indi la ñetti mbir nga tànn ci benn mu ne ko loolu mooy lan mu ne ad-diin mooy diine mu ne wal xayaa mooy kersa wal ak xel
wal aqlu ak xel mu ne ñett yooyu war nga ci tànn benn ñeneen ñi mun nañu dem Adama xalaat tuuti mu ne man xel laa tànn mu tànn xel ba pare Jibril mu ne léegi diine bi ak xayaa bi yéen dem leen ak kersa bi dem leen ñu ne déedéet ñun mënuñu dem parce que dañ ñu wax fu xel nekk rek ñu nekkee ak xel bi ñun nañu nekkee ak xel tuuti man bi ma nekkee xale gis naa téere bu ñëwoon fii ci suñu dëkk te ñu bind ko ci arab dañuy gëm ne lii dëgg rek moo ci nekk mais arabe c'est une langue comme toutes les langues. Il y a des gens qui falsifient des choses, qui écrivent n'importe quoi. kon ñun yeneen bi nga xam ne moom la yàlla jëkk a yónnee ci ñun mooy suñu xel la ñu war a jiital nit même su dee jànguloo yàlla may nañ la xel. problème bu ñu am fii tey ci àddina bi dafa am foo xam ne ñi nga xam ne moom la ñuy wax Occident kan moo mën a wax tubaab yi occidentaux yi amuñu xel ñuy defar avion yi ñuy defal fusée ñuy defal ay drone avion yi nga xam ne dañuy dem amul pilote dem ba ci diw rey diw boobu mu ñëwaat kooku mënuloo wax amul xel. ki nga xam ne aussi dafay jóg bàyyi doomam bàyyi yaayam bàyyi yëpp bàyyi jabaram dem ci àll bi ci montagne yi ci désert yi tàng yi di xeex foofu di dagg loxo ay nit di rey kooku mun nañu wax lu nekk ci moom mais mënuñu wax ne gëmul dafa gëm parce que su gëmul woon du def loolu waaye gëm bi àndul ak xalaat ak intelligence loolu moo tax àdduna bi tey ñu am ñaari problème parce que ñii dañu jiital xel ñii jiital diine ku nekk jiital li bàyyi leneen bi fàtte ko waaye xel ak diine mënuñu taxali ko dañu war a ànd toujours loolu laa bëgg ci ñun loolu laa bëgg ñun ñu boole xel yi ak diine ak kersa yëpp ñu boole ko ñu loolu suñu ko bëggee am ci ahlul bayt rek lañu ko mën a am parce que soo xoolee téere yëpp téere yi nga xam ne dañu waxu diine fii ci àddina bi ci l'islam waxuma sax ci l'islam ci diine yu jëkk bi téere bu nekk soo xoolee dafay commencer diine chapitre diine jeex chapitre diine si ñun sunnit yi téere yëpp koo xool mu ngi commencer chapitre ad-din mu jeex ci chapitre diin benn téere mooy booy commencer baabul aql wal jahl chapitre xel ak ignorance kooku mooy téere ahlul bayt bi nga xam ne moom la imaamu sadiq alayhi salaam teg fii mooy madhab ahlul bayt madhab ahlul bayt su ngeen seetloo bu baax boobu rek moo amoon ci jamono yeneen bi ba téeméeri at après yeneen madhab yi commencé kon mënuñu wax ne ñaari téeméer at jullit amul woon ñun madhab yi ñuy topp fii ñaari téeméer at après yeneen bi la commencé léegi avant ñi fa nekkoon yëpp du ñu ay jullit ban madhab la ñu amoon mooy bii ñu am tey mooy madhab ahlul bayt mooy madhabu shia loolu ñëpp war nañu ko xam léegi rafet na li nga xam ne poète bi moom la wax mu ne abdu shamsin adrabat li qurayshin naaran yashibu minha alwalidu fabnu harbin lil mustafa wabnu hindin li aliyin wa lil husayni yazidu xool leen de lii jarul sax wax bu sore mu ne ibnu harb mooy abu sufyan dafa taxaw xeex ak yenent bi ba yenent bi gaañu mu ne islam du taxaw makka te taxawul woon makka doomam ibnu hind doomam hind ki nga xam ne yaayam mu ngi muawiya yaayam mu ngi tudd hind muawiya boobu moo lekkoon resu hamza ci uhud kooku mooy muawiya kooku moo rey imaamu ali après doomam moom kooku muawiya bu tudd yazid moom moo rey
imaam Hussein alayhi salaam. kon suñu xoolee ñooñu Muawiya boobu ak doomam bi ñoom ñoo téye islam bi mbubboo ko solo ko comme mbubbu pendant un siècle téeméeri at ñu ngi am xaalis am pouvoir ak yépp ñu bind taarix islam bi nga xam ne moo dem ci àddina bi yépp waaye nag dañu bëggoon fay lumière yenent bi kaanu yuriduuna an yutfi'u nuura allahi bi afwaahihim wallahu mutimmu nuurahu walaw kariha al-kaafiruun aw al-mushrikuun li bu ñu reyee imam Hussein ci Karbala ñoom dañu yaakaaroon ne comme Ali Badiane mu wax rey nañu l'islam jeex na waaye li ñu fàtte woon mooy imaamul Hasan al Mujtaba amoon na ay doom ñu ngi woon foofu imam Hussein bàyyi na doom bu tudd Ali ibn al Hussein Zeyn al Abidin lumière boobu bi ñu bëggoon rey mu des ci ñooñu ba léegi saa yu ñu reyee lumière yi ñu yaakaar ne jeex na mu am kenn bu ci gennaat encore parce que yàlla noonu la ko bëggee bëggul lumière boobu mu fay loolu bëgg naa nit ñi xam ko tey nag am na benn wax bi ma bëggoon wax du ma guddal ba boobu il faut que ma wax ko fii tey mooy suñu yenent ni ma waxee Abu Sufyaan dafa taxaw bañ lànk mu ne Makka kenn du def foofu jàkk kenn du def foofu l'islam kenn du def foofu fukk ak ñetti at après yàlla ordonné yenent bi mu dem Médine bu mu demee Médine dafa toog foofu fukk at mënul sax dem Makka kon bëgg naa ngeen xam yenent bi ajj bi mujj bi mooy premier ajj aussi bi mu def benn ajj rek la def léegi bu mu defee ajj boobu ba pare ajj bi macha allah jaar yoon mu def yépp woon jullit yi yépp nan la ñu war a ajee lan la ñu war a defee suñu sacrifice xar yi lan la ñu war a yépp defaree suñu diine ba mu jeex mu def xutba bu mag bi ngeen xam ci Arafa léegi mu jógee tàggoo waa Makka mu ne maa ngi ñibbi Madinatul Munawwara dafa jógee Makka mu ñëw ci benn carrefour boo xam ne ku dem Makka il faut nga jaar foofu ku génn Makka il faut nga jaar foofu dafa mel ni rek ku jógee Dakar dem Diamniadio bu mu ñëwee foofu Makka place boobu mu ngi tudd Ghadir Khoum foofu la egg rek Jibril indi wahyu indi benn aaya Qur'an mu wàcce ci moom mu ne ko yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min annas mu ne ko yenent bi jotalal li nga xam ne moom la sa borom sant soo ko jotalalul tey xamal ne li nga liggéeyal diine bi yépp zéro il faut nga def ko tey waaw maa ngi laaj leen yéen jullit yi lan mooy loolu loo xam ne yàlla wax na yenent bi soo ko deful diine bi zéro la defuloo dara lan la mooy loolu parce que jullit yi ñu ngi doon julli juróomi waxtu yi jullit yi ñu ngi doon def jihaad jullit yi ñu ngi doon wóoru weeru koor jullit yi ñu ngi ni jógee ajj Makka jullit yi ñu ngi doon jógee joxe zakat kon lan mooy loolu chose boobu bi nga xam ne dafa important ba yenent bi yàlla wax ko soo ko deful rek ta mission elle est nulle et non abolie lan mooy loolu mooy lan mooy doo nit bu responsable waxuma sax président waxuma dara mais borom kër suy voyager ou suy dem dafay toujours bàyyi koo xam ne su fa nekkul kooku mooy taxaw ci kër gi mooy nekk kalifa ci kër gi borom président sooy dem toujours dafay bàyyi premier ministre bi nga xam ne moom mooy téye réew mi nan ngeen buggee yenent bi diine bu bees bii bi nga xam ne saxul sax ci xolu nit ñi ñu nga xam ne dañu ay tuubeen la ñoom ñëpp nan la mun a demee mu bàyyi jullit yi mu ne leen tànn leen ku leen neex mu nekk seen xalifa nit war na seetaat bu baax loolu mënul nekk yàlla daf ko wax ne léegi waxal nit ñi Ali ibn Abi Talib mi mooy sa xilifa soo demee kii moo fi war a nekk kii moo war a expliquer alquran bi ci jullit yi te kii mooy xalifa jullit yi yépp mawla kullu muminin wa mumina foofu la yenent bi woo
nit ñi yëpp ñu daje foofu mu ne ñi nga xam ne dañu tardé nañu leen xaar ni nga xam ne dañu jiit nañu leen dab ñu wax leen nañu ñëwaat bos boobu li may wax ni sunnit ak chiite ak historien indépendant yi yëpp d'accord nañu ci lu ëpp 120 000 nit bokkoon nañu ci foofu la yenent bi mu ne leen xam ngeen ne man may seen yenent ñu ne waaw xam ngeen ne jotal naa message bi ñu ne waaw mu ne mun na am sama borom woo ma wuyu ko jege na sama dem wuyu sama borom jege na trop mu ne loolu moo tax nag maa ngi leen nii di wax man kuntu mawlaahu fa hada aliyun mawlaahu allahumma waali man wala wansur man nasarahu waxzul man xadalahu wa aadi man aada sallu ala muhammad wa ali muhammad mu ne koo xam ne man may sa xalifa man Muhammad bés bu ñu ma gisul aliyu bi mooy sama xalifa man parce que ali bi man may buntu xam-xam moom mooy man may néegu xam-xam moom mooy buntu bi te mu ne ali bi dafa mel ni ci man ni Haarun mu meloon ci annabi Muusa à part que yenent amatul après moi loolu yenent bi wax na ko mu leer nañ yenent bi gaañu balaa muy gaañu sahaaba yu mag yi mu amoon yëpp yu mag yi daf leen daan yónni comme ay ambassadeur gis ngeen ne léegi ambassadeur bi mu ngi ni kii lu tax ñu indi ko fi dañu ko wóolu ñu indi ko fii parce que duñu jël ambassadeur yóbbu ko ci dëkk su dee wóoluñu ko yenent bi dafa jëloon sahaaba yu mag yi mu wóolu woon yëpp mu yóbbu leen ci dëkk yi léegi mu gaañu waa këram imaamu ali mbokkam yëpp ñu ngi jooy ñu ngi defar yenent bi pour mun ko denc bu baax ñëw ñu ambassadeur yëpp nekkuñu foofu téléphone amul fax amul avion amul train amul léegi ñun ñu wax nu déedéet ñoom dañu waxoon ne dañuy def démocratie voté xool ki génn rek ñu takk foofu mu nekk xalif léegi ñan ñoo def vote boobu est-ce que yenent bi sax joxoon na code électoral est-ce que bàyyi woon na fii code électoral mu wax ne nii la ñuy voté. Ils ont fait l'élection en 3 jours. te élection yi yëpp def nañu ko en 3 jours waaye nit ki tamit bul nangu lu ñu la wax rek nga jàpp ko rek nga def nga ne lii la dëgg la évidence la man fukk ak ñett at man Cherif maa ngi fii di wax waxu ahlul bayt damay toog ak intellectuel ñu mag waxtaan ak ñoom waxtaan bu dëgër ñu indi ay preuve ma indi preuve ñu indi preuve ma indi preuve ba fil axir à la fin ñu ne ma vraiment mënatuñu wax dara Cherif li nga wax moo dëgg waaye ñaari at benn at dama leen gisaat encore ñu nekk ci li ñu nekkoon toujours allahu akbar yow nga xam dëgg bi ndax àddina rek oubien ragal parce que yaa ngi fii nga ne su ma génnee sama bopp rek dinañ ma indil ay problème mais dëgg moo gën loolu yëpp liberté amul prix man Cherif mi bi fi nekk man sama papa ñëpp xam ñi ko xam fii bari na ñi ko xamul mu ñoo gën a tuuti ñi ko xam fii ci Sénégal moom tijaan la muqaddam la ma nekk naa 7 fois muqaddam tariqa tijaaniya yëpp maa ngi ko yor su ma bëggoon taranga ak jàmm kon damay toog ci loolu am naa possibilité toog nekk Cherif ñëpp bëgg ma di indi hadiya di ma jox lu nekk waaye man mënuma jaay sama àllaaxira fii ci àdduna déedéet waaw man dama tànn la liberté al hurriya yenent bi li mu ñu jëkk a jàngal mooy diine l'islam c'est une religion de propreté on doit être propre c'est une religion de développement mais c'est une religion aussi de pardon yàlla nee na ñun li ñu mënta def suñu toogee benn bés ñu recc ko ñu ñaan yàlla mu baal ñu yàlla dinañu baal waaye yow nga dem nga sàcc xëy na da nga xiif xëy na dañ la def chantage xëy na da nga feebar ñu jëlal rek dagg sa loxo pat sànni ko fale ñu ne yàlla moo ko wax fan la ko yàlla wax fan la ko yàlla wax nekkul ci alquran
li tax ñu wax ne yàlla moo ko wax parce que xamuñu alquran bi ñi ko xamoon ñi ko mënoon firi dañu leen rey di rendi topp di rendi génn leen ci pouvoir diine génn leen ci pouvoir politique mais le prophète c'était un politicien et c'était aussi un religieux. Il avait le pouvoir spirituel et le temporel en même temps. C'est ça la vérité. Moi man mun naa nekk jullit shérif diine na nitu diine waaye am naa droit aussi xool ñi nga xam ne dañuy toog fale ci assemblée nationale di décider sama sort parce que loi bu ñu décider foofu après dina tegu ci sama kaw kon man am naa droit xool loolu kon loolu moo tax nit ñi war nañu seetlu seetaat exactement li nga xam ne moom la ñuy def suñu xoolee tey ci dëkk yi nga xam ne dañuy dagg loxo sàcc yi soo xoolee toujours ñi ñuy dagg ay loxo c'est des Malaisiens c'est des Tchadiens c'est des Soudaniens c'est des Soudanais pourquoi parce que c'est des pauvres waaye doomu yeneen yi lan la ñu wax ci loolu ñoom nee nañu ku sàcc te fekke dafa xiif kooku nguur gi war na ko dimbale jox ko lu muy lekk su dee amul métier jox ko métier mu liggéey su dee jàngul ñu jàngal ko ñu former ko mu ne keneen su dee dafa sàcc parce que dañu ko def chantage kooku nguur gi daf ko war a sécuriser kii su dee dafa sàcc parce que dafa nekk malade mental kooku dañu ko dem faj ko donc ku sàcce ay ulama ilmu nafs des psychologues ñoo toog xool ba xam lan moo tax kii sàcc dafa am 16 conditions loolu yëpp suñu xoolee fekk kii daal dafa sàcce pour am alal rek moo tax mais dara condition yooyu amul foofu la ñuy def punition bi lan la ñuy wax ñun suñu ahlul bayt suñu maam yi ba ci yeneen li ñu wax mooy fii ci loxo yi rek la ñuy gaañ tuuti parce que su ngeen xoolee ci alquran ñoom li ñu ngi wax ne as-saariqu wa saariqatu faqta'u aydiyahuma dagg leen seen loxo waaye dagg mun nga dagg baatu nit mun nga dagg waxu nit loolu du physique te ci surat qur'an bi ci surat Yusuf mu ne falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna mais foofu waxul dafa dagg kii comment on dit ça dog foofu waxul dog loxo bi kon ñooñu dañu wax ne fii la ñuy laal parce que fii dafa métti ku ñu ko def buggul mu am wax mu dellu si waat mu amaat te ku nekk ci dëkk bi soo nuyee nit ñi rek kii de sàcckat la kon ku ko musul ku ñu ko deful du bëgg ñu def ko kon dafay moytu ñun loolu la ñu jàng ci suñu maam yi ahlul bayt alayhi salaam ci islam boobu la ñuy woone nii xam naa ne wax bi du ma mun a guddal wax bi waaye li ma mun a wax mooy maa ngi rafetlu di kontaan ci jegewante bi nga xam ne moo am diggante Iran jumhuriya al islamiya al iraniya ak dëkku tubaab bi Occident en particulier les États-Unis d'Amérique maa ngi rafetlu jegewante bi nga xam ne moo am diggante chia yi ak occidentaux yi parce que jegewante boobu surtout rôle ak taxawaay bi nga xam ne waa Russie taxaw nañu ko dina gën a indi jàmm ak salaam fii ci àddina bi parce que kenn mësul gis benn chiite mu dem di def ay attentat déedéet chiite mësu ko def kon maa ngi rafetlu taxawaay boobu te man li ma gëm mooy démocratie nekkul en contradiction ak islam démocratie ak l'islam man gis naa leen loo xam ne li mun a ànda sans problème loolu su weesee maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo taxawoon ak man fii ci Mozdahir ak ñi nga xam ne nekkuñu sax ci Mozdahir waaye dañu ñëw dimbale ñu ba conférence bi mu mun a am ci jàmm ak salaam maa ngi leen gërëm di leen sant maa ngi fàttale war ngeen ne xam jullit yëpp war nañu xam li may wax nii bëgg naa ngeen déglu tuuti ngeen may ñu ngeen déglu tuuti li may wax fii yenent bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi al athar amul lu mu bàyyi fii ci àdduna li ko gën a tiis lu mu gën a bëgg mooy doomam bi Fatima Zahra te ku nekk fii ci saal bi ci ñun
ku nekk fii ci saal bi nu fii xam na doom nan lañu mel ci nit surtout mu nekk doom bi jigéen te après mu am ñaari doom mooy alxasan ak alxuseyn mu ne ñooñu ñooy ñi gën ci jeunesse aljanna ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon toujours ak yenent bi ak imaamu ali ki nga xam ne mooy doomu baayam mooy jëkkëru Fatima Zahra bëgg naa ngeen xam ñooñu rek la yenent bi bàyyi fii ñi nga xam ne ñoo ko gën a cher ci xolam waaye jullit yi war ngeen xool lan la jullit yi def ak ñoom pourtant yàlla dafa wax ne ñoom ñoo mun a firi alquran bi ci alquran la ko wax mu ne fala uqsimu bi mawaqi nujum wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim innahu la quranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun man hum innama yuridu allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahla albayt wa yudahhirakum tathira mu ne almutahharun mooy ahlul bayt ñoo mun a firi alquran bi mu delluwaat mu ne ñan ñooy mutahharun mu ne Fatima Hasan Hussein ak Ali après mu ne wa awratna alkitaba alladina astafayna dama jël téere bi ma def leen héritage pour ñoom ñu doon no téere alquran bi mu dellu si mu ne waaye soxlawuma ci yéen yow jullit bi ba àdduna ba mu jeex soxlawuma ci yow benn dërëm benn pay lenn rek laa bëgg ci yow mooy nga bëggal ma ñii soo ma bëggalee ñii rek jeex na kon jullit bu bëggul ñooñu kooku du jullit parce que dafa weddi li nga xam ne moom la yàlla wax loolu moo tax imaamu Shafii mu ne yaa ala bayti rasulillahi xubbukumu fardun min allahi fi alqur'ani anzalahu kafaakum min adimi almajdi annakumu man lam yusalli alaykum la salata lahu su doon man damay wax yaa ahla bayti rasulillahi wuddukumu parce que almawadda la yàlla wax waxul xubbukumu li anna almawadda aqwa min almahabba parce que mawadda moo gën a dëgër almahabba léegi dama bëgg a jullit yi yëpp ñu xam ne Fatima Zahra boobu bi nga xam ne yàlla wax na ñii ñoo war a nekk fii ci suuf di leen xamal diine bi dañu ko rey imaamu Ali dañu ko rey imaam Hussein dañu ko rey imaam Hassan al Mujtaba dañu ko rey te ñooñu kenn reyu leen ku dut ki nga xam ne dafa sol bubbu wax ne jullit la du yahud du nasara ñoo leen rey kon ñun jullit yi ku nekk war na seetaat xam ne ñan ñoo def loolu ñan ñoo rey ñooñu ban rôle ñooñu la ñu joué ci l'islam bi nga xam ne moom la ñu topp tey jullit yëpp war la ñu xool Badiane mu ngi doon wax l'islam et développement ñun bu ñu commencé ba léegi ci développement rek la ñu nekk Mozdahir man bi ma amee 16 ans laa commencé di liggéey musuma nekk shérif bi nga xam ne dafay dal ci quelque taalibe yi ñu di koy indil ay ginaar ak yooyu déedéet man musuma ko def dama doon sol sama jiin di dem di liggéey naa ko man te ku ko bugg a preuve dinaa ko jox preuve yi kon Mozdahir ñun bu ñu commencé dañu xalaat ne quand on est dans un pays qu'il y ait de la terre mu am suuf mu am ndox nit yi ñu ngi dee toujours xiif ñu xam ne pauvreté boobu ñàkk boobu mental la ak multidimensionnel ci bopp bi la nekk loolu moo tax ñu décider di tabax ay école fépp Sénégal soo demee tey Daara Jolof di nga fekk foofu école ak ay jàkka Mozdahir soo demee Louga di nga fekk foofu loolu soo demee Kolda di nga fekk loolu soo demee Kaolack di nga fekk loolu soo demee Guinée Bissau di nga fekk foofu ay école ak kii Mozdahir soo demee Mauritanie di nga ko fekk foofu ñun loolu la ñuy def ñun dañu xalaat ne il faut ñu liggéeyal àdduna bi comme su duñu dee ñu liggéeyal àllaaxira bi comme suba rek la ñuy dee parce que loolu la yonent bi wax ay amal li dunyaaka ka annaka taishu abadan wa amal lil axiratika ka annaka tamutu gadan Mozdahir depuis bu ñu commencé liggéey def nañu ay formation formé nañu lu ëpp 5000 imams ñi nga xam ne suñu leen formé wul woon tey dinañu nekk fii ci Dakar ak ay taalibe ñu dem di yelwaan aujourd'hui ñooñu ñu bare ci ñoom ñu ngi France ci ay université ñeneen ñi ñu ngi
ci dëkk arab yi ci ay université ñun ñoo leen formé te am nañu seen nom seen tour seen numéro téléphone seen fichier ñu ngi fii yëpp ak ñun du waxantu tabax nañu ay juma ñi nga xam ne dañu leen formé bëgguñu dem continuer jàng ñu delloo leen ci seen dëkk ñu dem ak seen taalibe ñu jàngal foofu taalibe yi nekk ci seen environnement li may wax ni taxul ma wax ne ñi nga xam ne dañuy indi ay taalibe fii ci Dakar du baaxul déedéet waxuma loolu de ñooñu laa bëgg a dimbale waxuma loolu waaye dama bëgg ñu dem kanam leneen li Mozdahir def mooy dañu dugg ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a sonn ñu def ay projet de développement loolu tamit ku ko bëgg a gis mun na ko gis ñu def ay parcelles def ci ndox indi ay encadreur ku bëgg a borom famille bu nekk ñu jox la sa parcelle récolte bi nga ci dund doo soxla dem di def immigration clandestine di risquer sa dund di rey sa bopp ñun contre ñu voyage baax na trop waaye ñi nga xam ne dañuy risquer seen dund pour dem Europe ñun man Cherif maa ngi leen wax yéen a ma gënal li ngeen dem di wuti foofu yow mii di dem risquer sa dund foofu yow yaa ma gënal li ngay wut foofu waaw man loolu laa wax kon loolu moo tax def nañu ay projet de développement yu bare aussi ci Mozdahir yemuñu foofu man bi ma nekkee xale Casamance laa juddoo Vélingara Kolda dëkk boobu bi ma nekkee xale àll bu rëy la ay garab rek moo amoon léegi dagg nañu garab yi yëpp lan laa def dama wut ay partenaire jóge pendant 3 ans 4 ans ñun man Mozdahir mun naa wax ne on a planté 4 millions d'arbres fii ci Sénégal fii ci Saaw Mexe fii ci Kolda ku bëgg mu dem xoolal boppam ñu ngi koy def kenn du ko xool ou bien ñu ngi xool mais kenn du nangu reconnaître mais c'est pas grave parce que ñun defuñu ko pour ñooñu dañu koy def pour yàlla ak yeneen bi moom ak pour suñu peuple loolu bëgg naa aussi nit ñi xam loolu su loolu weesee def nañu formation fii formation ci tabax formation ci transformer ay fruits ci formation ci alphabétisation lu bare am na ñetti at li nga xam ne dañu indi 24 maçons Burkina Faso ñu indi leen fii Sénégal ñu former ay xale des jeunes sénégalais te fu ñu leen former dañu leen fay encore ba ñu am seen diplôme ñu ne ma léegi lan la ñu fay lan la ñuy def Cherif ma ne ñaanal leen ma rek dem leen am nga sa métier am nga sa diplôme bismillah au revoir ñaanal ma dem jàkka yi ñuy tabax fii yëpp dégg naa ñu ngi wax Cherif moom chiite rek lay dimbale dëkk yi ma defaral ahlul bayt chia fii ak ñi ma defaral ahlu sunna fi ñoo yem te man mosuma tabax benn dëkk jàkka suba ma dellu si foofu wax benn baat ci jàkka boobu damay tabax ba pare man leen seen jàkka mu ngi ne asalaamaaleykum wa rahmatulah ma dem sama yoon kon loolu baax na waa Sénégal xam ko loolu baax na waa Sénégal xam ko et puis baax na waa Sénégal xam ne man Cherif man maa ngi juddoo Vélingara dans le département de Vélingara ma mère c'est une Peul c'est une Diao de Fouladou donc je n'ai pas man tànnuma pour ma juddoo Sénégal yàlla moo décidé fii laa juddoo kon man fii laa bokk li xam ne war na defar dëkk bi man ci kanam laa nekk loolu aussi ñëpp war nañu ko xam léegi xam naa ne waxtu bi mu ngi ñu dab amul lu des li dul ma ñaanal mbokk yi ñaanal leen yéen ñëpp ku fi ñëw yàlla xam na yow sa soxla yow xam nga sa soxla waaye yàlla moo la gën a xam sa soxla te Imam Hussein sirru yu mag mu ngi ci Imam Hussein xam nga anabi Ibrahim bu ñu ko waxee reyal sa doom Ismaïl après ñu ne non wa fadaynaahu bi dibhin azimin mu ne déedéet dañu ko échanger indi zib lan nañu ko wax ci wolof benn xar bu mag sacrifice mag xar magul xar nekkul lu rëy te yàlla mu ngi wax ne lii lu rëy la kon du xar li rëy boobu mooy Ismaïl boobu mooy nekk maamu Imam Hussein bu ñu rendi Karbala moo nekkoon lu rëy boobu mooy Imam Hussein seetlu leen sama mbokk kii doomu yenent bi la yenent bi def ko bëggoon bi nga xam ne même su doon julli
su defee sujud Xuseyn ñëw yëg ci ganama ci mbagg bi du bouger ba Xuseyn wàcc mu embrassé ko kooku la dafa ko doon embrassé jël ko bëgg ko kooku imam Xuseyn la ñu jël Karbala lu ëpp 3000 jullit ñu reyee ko waaye rey bi sax nu ñu ko reyee suñu ko reyeen comme góor ak góor baax na waaye dañu ko reyee façon boo xam ne yenent bi dafa tere woon ñu reyee noonu xar yenent bi dafa tere woon ñu reyee noonu xaj parce que dafa waxoon ne su ngeen rey animal xamal nañu wax animal bahima su ngeen rey bahima may leen ko mu naan balaa ngeen rey ko waaye Imam Hussein dafa ñaan ndox ñu bañ doomam yi ñaan ndox ñu bay ñu rend leen ñoom ñëpp dagg bopp yi yóbbu bopp Hussein ci palais Yazid bés boobu mu xool bopp bi mu kontaan mu sujud mu ne yaa layta ajdaadi bi badrin xadaru mu ne sama maam yi ngi nekkoon Badr te Imam Ali moo leen reyoon waroon nañu teg fekk fi te ñu gis nan laa leen fayu léegi am na ñi nga xam ne nag bu ñu gisee bopp Hussein bi dañu tiit Yazid xool leen mu ne ataajabun da ngeen jaaxle da ngeen étonné c'est étonnant c'est pas étonnant kii il n'est rien alors que c'était le seul petit-fils du prophète te moom génn na mu ne lam axruj ashiran wala batiran wala zaliman innama xarajtu lil islah li ummati jaddi kooku Hussein loolu la wax mu ne est-ce que yéen da ngeen jaaxle ataajaboon mooy taajaboon fii tey mooy taajaboon Hussein mu ne ataajaboon mooy taajaboon tey bii du wolof foofu la jóge après mu ne al yawma mu ne tey nag jour boo xam ne ku nekk war na tànn xaritam soit vous êtes contre nous ou avec nous on connaît ça Yazid moo ko commencé mu ne tey da ngeen tànn seen xarit ou bien da ngeen nekk ak ñun ou bien da ngeen nekk ak ñoom foofu tamit mooy tànn xarit mooy tam xarit waaye ñun nañu tànn suñu xarit ñun fan la ñu nekk ñun en tout cas baayaana rasul wa baayaana ahlul bayt alayhim salaam kon maa ngi wax imam Hussein boobu ku jóg pour moom jóg nga pour yenent bi jóg nga pour Fatima Zahra jóg nga pour imaamu Ali jóg nga pour imam Hassan te ñooñu ku jóg pour ñoom jóg nga pour yàlla loolu moo tax li nekk ci seen xol ku fi am problème naqar jaaxle mu nekk ci xolam tey maa ngi leen ñaan yéen yépp ngeen fas seen yéene ñu ñaan yàlla ci barke ñooñu incha allah yàlla fajal ñu suñu soxla yépp ku ci feebar mu wér ki ci am jaaxle yàlla dindi jaaxle boobu ki ku am tiis li ko tiis yàlla faj loolu ku nekk moom moo xam li nekk ci xolam الآن إن شاء الله شيخ طه حسينا حسينا حسين حسينا 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 حسين حسينا 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 حسين فداء من إفراك للمرجعي تنور بالأبنج الأرعي